waraloon daje bi tey mooy dañu woote woon benn session extraordinaire élargir ko si délégué de quartier yi président conseil de quartier bàjjenu gox relais communautaire woo waa Gaspard Camara woo waa service d'hygiène pour ñu dajaloo waxtaan si feebar bi nga xamante ne jàngoro ji nga xamante ne dugg na si réew mi muy coronavirus. ñu dajaloo woon nag waa Gaspard ak waa service d'hygiène defal ñu benn formation bu ndaw former suñuy bàjjenu gox former suñuy relais communautaire si jàngoro ji ak comportement bi nga xamante ne nit ñi war nañ ko am pour que ñooñu en retour wàcc dem si seeni quartier tas ay groupe de 2 dugg si kër yi pour sensibiliser nit ñi si jàngoro ji nga xam ne commencé na dugg si réew mi te doon fléau boo xam ne ñun attanuñ ko. loolu moo waral nag ñu dajale woon tey ñooñu pour waxtaan ak ñoom former leen pour que ñu jóg def sensibilisation au niveau des populations. biñ ci waxtaanee nag gis nañu ci information yu baax yoo xamante ne xëy na amuñu ko woon. waa Gaspard Camara jox nañu information yu wóor yu leer parce que boobu ba léegi xëy na dañuy dégg ay rumeur et cetera mais tey ñoom jox nañu information yu wóor service d'hygiène également jox ñu ay information yu wóor loolu mu permettre ñu nag à partir de demain ñu tas ci biir commune bi nag mais bañ a doon groupe mais dañu wax rek ñu def par 2 personnes dugg ci biir kër yi dugg ci grand place yi waxtaan ak nit ñi sensibiliser nit ñi pour que ñu respecter consignes yi nga xam ne ministère de la santé joxe na ko directive yi nga xam ne président de la république également joxe na ko ñu fexe ba appliquer ko ba nga xamante ne dinañu mën a xeex ak jàngoro bi. waaw xam nga jàkk yeeg jumaa yi léegi laa dégg ne liir ne ulema yeeg imaam yi jël nañ décision ne dañuy tëj jàkk yi loolu itam du ma ne c'est une bonne chose mais parce que ñun dëkku diina leen julli la ñu xam. mais nag fii réew mi toll ak feebar bi je pense que lépp luy dajale ay nit rek war nañu fexe en tout cas ba daw ko donc lu jëm ci daara yi comme ni nga ko waxee ni ñu waxee nañu tëj école yi mënoo tëj école ba pare bàyyi daara parce que daara yi tamit xale yee fii kii ñun dinañ jël à partir de demain suñuy mesure ba bépp daara bu nekk ci biir commune bi te jore ay xale dinañ fexe ba arrêté ko parce que itamit mënuñu jël xale yi tëj leen noonu ci biir daara yi ak feebar bi nu mu mel ni donc mais nag loolu itamit dafay laaj beneen liggéey parce que soo génnee xale yi école génne xale yi daara ça veut dire que xale yi sànni nañ leen ci mbedd bi parce que aujourd'hui parents yi ñu am na ci ñoo xamante ne farluwuñu lool ba heure bi xale yaa ngi ci mbedd yi. donc ñun dinañu organiser wu ñun tam à travers ces relais et ces bàjjenu gox fexe sensibiliser parents yi ñu téye seeni doom ci kër yi mais fexe waxtaan ak xale yi également xam ne liñ leen libéré du pour sànni leen parce que heure bi ñii ñu ngi dem géej ñii ñu ngi dem fu nekk donc yooyu yëpp c'est des problèmes yoo xamante ne waxtaan nañ ci et que à partir de demain dinañ ci jël ay mesures yoo xam fortes yoo xamante ne dinañu permettre ñu xeex dëggantaan ak coronavirus. soññ bi ñuy def population commune Fann Point Amitié moo di d'abord ñun ñëpp dégg nañu directive yi nga xam ne président de la république jël na ko ñuy ñaan rek population bi respecter directive yooyu à la lettre. déglu nañu également consignes yi nga xamante ne le ministère de la santé ak corps médical joxe nañ ko ñu fexe ba respecter consignes yooyu parce que tout simplement. feebar bi du foo du a caaxaan feebar la boo xamante ne gis nañu nu mu duggee ci Sénégal aujourd'hui on parle de 31 cas loolu nag li ñu ko mën a may ba xeex ak moom moo di prévention bi waxtaan ak nit ñi sensibiliser leen nit ñi respecter consignes yi ñu leen jox toog ku mën a toog sa kër toogal sa kër mais set geeg joxe loxo bi ñu moytu ko nit ñi di raxasoog saabu di raxasoog ndoxu eau de javel vraiment ñu fexe ba feebar bi fu mu yem fa bañ a yokk loolu nag li ñu ko mën a may mooy ñun ñu am suñu changement de comportement parce que nag changement de comportement jot na
joxe loxo beeg biisoo yooyu yëpp war na jeex dajaloo bi ngénte. Attends, il faut que ñun ñu arrêté xam ne fépp fu regroupement am rek danger mu ngi fay am donc nous ferons tout nag ñun maire yi li ñu yoon may sensibilisation dinañ ko def mais am na leneen loo xam ne yoon may nañu ko pouvoir boobu nag dinañ ko utiliser parce que nag quand on dit le maire est premier magistrat de la commune titre boobu dinañ ko utiliser fépp foo xam ne regroupement am na fa dinañ woo police tas ko ça moom c'est sûr duñ lu ñuy caaxaan ak manifestation bu mu mun a nekk nag moo xam manifestation wu puukare la moo xam manifestation wu diine la lépp fépp fu fi manifestation am dinañu woo police tas ko ça moom duñ ci kaf duñ ci ree amuñu luñ ciy caaxaan parce que combat bii heure bii nag la ASC am njariñ dëggantaan parce que heure bii ni bàjjani gox yi di dajaloo ni relais communautaire yi di dajaloo di sensibiliser tey heure bi jeune ASC yi ñoo waroon génn parce que tey bu nawetaan jotee ñu ñëw ci maire bi encaissé seen subvention bu équipe quartier di football mobilisation générale ngay gis ci quartier bi mais lii nag nekk guerre pour dund ak dee tey jii jeunes yëpp waroon mobiliser wu dinañu man en tout cas dinaa jël samay responsabilité je vais convoquer tous les présidents d'ASC wax leen na ñoom dañu ni ñuy participer ci nawetaan nañu ñoo participer noonu ci xeex bi wàcc ci biir terrain yi wàcc ci kër yi wàcc ci seeni quartier def sensibilisation waxtaan ak nit ñi nekk des relais am na loo xamante ne ñoom sax mun nañ ko jouer parce que am na loo xamee lu olof di wax mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam man bu ma dëkkee man sama koñ bu ma fa dëkkee man nit def fa rassemblement du ma xaar kenn ñëw maa koy tas parce que lu fa am daf may wàll man donc il faut que ku nekk jël ay responsabilités par rapport à cette situation ñu xeex coronavirus bi mu jóge fi te yàlla mun nañu ko fi jëlee parce que nag Sénégal boofu yàlla mun nañu aar ñun ñaan yàlla rek lii fi mu teel fee jóge teel fee génn kenn bañ ci lor